waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk am di jàmm yi mbokk jullit yi donc ni ñu ko waxee woon bii mooy vidéo bi nga xam ne mooy njëkk dugg ci vif du sujet bi maanaam mbirum bonheur conjugal maanaam bànneexu sëy bànneexu sëy nag buñ ko déggee ñu bëri dañ ko def lu sëy maanaam ki ne ci cadre sëy déedéet bànneexu sëy dafa laaj élément yu bëri ñuy regroupé wu nekk bànneexu sëy incha allah rabbi alamin parce que sëy dafa nekk loo xam ne mooy fondement société ni ñu ko waxee woon ci vidéo annonce bi donc nit ku nekk bëgg nga ko parce que xéewalu yàlla la bu ñu yàlla jagleel yàlla moo ko doog jagleel doomu aadama mu nekk xéewal te noonu la ko waxee ci alxuraanu karim mu nekk xéewal fi ñuy tàmbalee mooy jéem a leeralal nit ñi ci yenn vision yu ñu am ak yenn comportement yoo xam ne am nañ ko yoo xam ne ay comportement yu mel ni comportement ceddalo yoo xam ne même bi diine ñëwee daanaka dindiwu ko loolu ñu jëm ci waxtaan parce que ñu bëri ñu ngi dugg ci erreur parce que noonu lañ yaroon noonu lañ màggee société bi mooy def noonu jéem a jox nit ñi ay bagages yu ñu mën a génnee ci ce mal de société là bii def loolu une chose naturelle fekk c'est une chose boo xam ne yàlla def na ni amul dara loo xam ne lu logique la amul dara loo xam ne baax la fi ñu tàmbalee mooy ay alxuraan bi yàlla wax naa ci alxuraanam ne ma ne ñoom moom deful dara doomu aadama pour mu def ko ci coono laa déedéet yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra la yàlla wax yàlla ne moom nammul ci kenn coono lépp lu ñu yàlla digal rek xéewal moo fa nekk ak bànneex ak noflaay donc dès l'instant départ boobu tamit il faut ñu leeralal ko amul dara lu yàlla teg doomu adama ñu bëri foo nañ boo duggee séeréer dugg nga si coono déedéet mukk loolu li ma gën a métti li may dégg la surtout côté jigéen bi ñu ko naan boo duggee si muñal góor ki muñal yaatal sa xol yooyu yëpp dafa fekk ni ñu jéggi dañ ñu wàcc buumu yàlla bi yàlla rëdd ñu nekk si beneen yoon coono yooyu fekk ñu si ba kuy dema ci si sëy ñu naan la muñal dafa metti wallahi wal azim du loolu sëy bi yàlla dafa ne dafa war a neex ñu dellu tuuti ci taarixu doomu aadama ci mbindin bi yàlla bind boon doomu aadama ñun ñëpp juboo nañ ci parce que ñun jullit suñ sëy moo war a gën neex sëy boo toogee yow jullit nga xool sa beneen mbokk bokk leen diine sëyam di neex yow jullit sa sëy neexul mais y a problème parce que suivre consignes yi nga dem seeti sa benn mbokk Albert maa sa benn mbokk Antoine nga gis këram ni mu neexee ay doomam njabootam jabaram nga gis entente bi comme si bi yow jullit sa kër problème xeex xuloo mais mon frère yaa am problème yow jullit yi ñoo am problème nu ñuy sëyee mais du ni ko yàlla digle yàlla lu leer la wax xool ni yàlla jubóo ñu ñëpp jubóo nañ kësi ni yàlla amul bind ay hasard amul dogal bi mu dogal parce que day toog rek di def lu ko neex déedéet yàlla gaa mooy def lu ko neex mais lu mu def rek da koy utal dalil te dafa am xikma dafa am xam-xam bu tax yàlla def loolu pour doomu aadama ci xelam bu gàtt mu mën a comprendre lii moo waral lii yàlla bëri na ci ay waxam fu mu naan ndax xanaa du ngeen réfléchir xanaa yéen nekku leen ñuy réfléchir wala mu ne ñii nit ñi réfléchir ñoo ko moom yu xaw men yatafakkaruun ñi nga xam ni seen xel day mbalax di ko xale yi di waxee tey donc yàlla ci coobareem mu bind suñu maam Adama góor nit ki war na poser question lan moo tax donc bu fekkee bokk nga si li xaw men yatafakkaruun lan moo tax yàlla njëkk bind góor te njëkkul bind jigéen lan moo tax bind ndoowu leen ñoom ñaar xikk maa ngi foofu bu góor bu ne war a toog nga xalaat ko nga xam ne responsabilité yi sa kaw lan moo tax yàlla bind ma lan moo tax par exemple même ci mbiru àdduna yu sew bu la sa sëriñ mbaa kenn di la jox la benn yóbbante war nga xalaat lan moo tax mu bàyyi ñi ñëpp mu yónni ma donc nit da ngay réfléchir ci lu nekk lu am war nga xalaat lan moo waral loolu malheureusement góor ñi yarul leen ci loolu parce que dañu jàppuñu ko muy lu am solo te fa la départ bi fa la ñu faussé nag suñu départ yàlla bind suñu maam Adam alayhi salaam ay ati at moom kese dugal ko fan dugal ko ci kaw suuf de aljanna fi nga xam ne nee nañ bànneex fa la yam kon kay kooku ku ñu bind dugal ko ci aljanna kay kon jeex na ñun ñëpp aljanna la ñuy wuti yàlla ci xarañam mu xamal ñu ni kii bind naa ko dugal ko aljanna te xolam féexul maanaam am na lu ko manqué pour woñ ñu importance su jigéen yàllaa ngi wone dayo bi jigéen am dayo ak xeebu bu góor du xeebu bu jigéen amul ci wetam allahu akbar góor bu ne donc war nga xalaat ci loolu réflexion la lan moo tax yàlla dugal ma àjjana ma yaakaar ne sama lépp sotti na mais ma wéet yàlla def alayhi salaam Adama mu wéet mu sentir seul il l'a fait se sentir seul pour justifier la création d'une compagne góor bu nekk war nga xalaat donc que ni jigéen xoolal foofu ëpp na sax dayoo aljanna li jigéen mën a indil góor aljanna indilu ko góor maanaam
noflaay bi góor soxla aljanna sax il fallait jigéen bi ñëw nga xam ne jigéen lu am importance la jigéen ñi nañ xam ne ñoom dañu am importance góor ñi nañ xam ne jigéen ñi donc lu am loolu rek dèjà xoolal dalil boobu rek war na tax yow nga xam ne jigéen du lu ndaw du lu ñuy foowe comme aljanna bii ngay topp di def lu ne pour dugg fa sa waaye nag jigéen bi tamit war nga def lu ne pour jot ci te nga xormaa ko xorma boobu noonu ndax darajaam la yàlla moo ko jagleel ginnaaw loolu yàlla bi muy bind nekkaale bi maanaam suñu yaay suñu maam Hawa lañ koy wax bind ko rek tëb nañ moom it bind ko mënoon na ko kun comme ni muy defee lu bari wala mu bind ko ci mu bind maam Adama jël ko ak ban ak suuf defar ko jox ko ruux yàlla subhaanahu wa taala defal loolu daf ko génnee ci suñu maam Adama ñii ne faar la ñii ne yuut la ala kulli xaali riwaay bi mun ci doon en tout cas ci doomu aadama la ko génne parce que yàlla ko wax ci alquran allazi xalaqa lakum min nafsin wahidatin wa xalaqa minha zawjaha ma bind leen ci benn mbindeef ci benn bakkan ma génnee ci bakkan boobu minha ma génnee ci bakkan boobu 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 soxnaam àndandoo lan moo tax loolu lu tax yàlla loolu xikma la tamit góor del réfléchir yow it góor nga war a xalaat ni voilà lan moo tax yàlla bi muy bindal àndandoo bi mu génne ko ci man pour mu nekk lu jóge ci yow gis lu jóge ci yow da nga koy sopp sama loxo bi tey ni ma koy xoolee sama bopp bii samay bët yi sama tànk yi ni ma leen fonke ni ma leen bëggee ni ma amalee njëriñ noonu laa war a jàppee donc soxna si noonu la ma war a amee njëriñ maanaam mbindeef bi noonu la ma war a amee njëriñ te loolu c'est valable pour soxna si tamit li may wax si góor yëpp dafa valable soxna si tamit noonu la nekk góor jëkkëram nekk réconforté moom noonu la war a soppee moom i borom këram parce que lu jóge si moom la parce que buñ dematee dans l'homme avec grand H góor ak Adama ak Hawa ñoo bokk parce que ñoom ñëpp ay nit la leen yàlla bindee donc besoin boobu ñuy am c'est réciproque loolu dina si ñëw léegi ci beneen aaya donc yàlla li tax bu génnee jabar si ñëw mu yow jàpp comme sa cër ni nga bëggee sa xol bi nga xam ne sa xol bi boo bu génnee nga dootu mën dara sa loxo yi boo la ñàkkee pañe sa tànk boo noonu xamal ne yàlla nee na jigéen bi tamit ci yow la bokk bu ñu amee mentalité de départ boobu rek kenn du toroxal jigéen kenn sa sëy du am problème pour wane un peu hikma ak doole bi yàlla def ci góor ci le pouvoir du bonheur conjugal li ci yàlla dénk góor bu nekkee yàlla bu dénkee bu le bonheur conjugal bu dee 100% mi créé bonheur conjugal ci góor la ko def sama mbokk góor nag loolu la ñuy way bañ a dégg waaye du lu ñuy wax di sànni dañ koy wax indil ko ay dalil indil ko ay preuve mu leer naññ nit ñi déglu dégg partagé 100% bonheur conjugal góor a ko yor loolu dinaa ci ñox dina jaaxal ñu bari mais dinaa ci wax lu leer ngeen dégg jigéen amu ci benn responsabilité loolu dina ci waxtaan insha allah rabbi alamin donc ñu ngi bëgg a indi ba léegi dalilu besoin lu tax ñu jël ñuy dund en couple ñuy dund en couple mbokk célibataire bu leen fa ba léegi déglu leen ci ngeen bokk yàlla ne encore ginnaaw góor bi mu waree réfléchir ci lu tax yàlla njëkk bind moom góor lu tax mu bàyyi ko lu yàgg mu wéet lu tax mu yóbbu ko ajana te taxul mu am li mu bëgg lu tax mu kër jigéen lu tax mu génnee jigéen bi ci moom yàlla ne wa min ayatihi an xalaqa lakum min azwajikum astaghfirullah wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha yàlla mu ne bokk na ci ay kéemtaanam mu bind leen jóge ci yéen min anfusikum jóge ci yéen encore pour yéen jóge ci yéen azwajan ay soxna li taskunu ilayha pour ngeen di am noflaay ci ñoom noflaay donc yàlla bindul sëy pour mu métti ku la ne day métti wax loolu am loolu binduñ ko fenn dafa metti muñal métti bi yëpp doomu aadama ñoo ko créé ñoo wàcc yoon bi yàlla tegal ak sunna bi rasul sallallahu alayhi wasallam rëdd pour sëy di neex sëy dañ ko def pour mu neex dans à tout moment dafa war a neex bu fekkee topp nañ leen précepte man mii bu ma si amee lu ma métti rek damay xam ne maa ko liggéey yàlla mu ne bu leen dikkalee souvent yu ay safaan seen loxo la bi maa kasabat ay diikum yéen seen loxo yi ñoo ko liggéey mais yàlla du bind luy metti du ko jagle way sëy déedéet le bonheur rek parce que mu ne li taskunu ilayha pour ngeen di bànneexu ngeen di si am noflaay réconfort la ci le mot réconfort donc jabar premièrement wala jëkkër c'est le réconfort l'un pour l'autre mu ne wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma
ma créé seen diggante mënoon na leen def ngeen sëy ba pare mu def inimitié seen diggante mais mu def ngeen di ci attirante wa jaala baynakum mawaddatan wa rahmatan ma def seen diggante mu am cofeel ak mbëggeel donc sëy cofeel la ak mbëggeel ak yërmande cofeel la ak yërmande moo fa nekk loolu moo tax donc loolu mooy base sëy loolu lépp lu leen ci wax leneen ay da ngay muñ pour say doom barkeel ay muñal lii loolu yëpp c'est un faux débat te amul fenn amul benn dalil amul benn wéeruwaay tant que li fa war a nekk yëpp mooy mawadda ak rahma à part ça leneen amu fa lu la fa indi rek nit ñaa ko créé ñun dañuy wax li nga xam ne mooy li leer li yàlla namm ci sëy góor ñi xam ko góor da nga war am xam-xam lu mu bon bon xamal lu sa njaboot gi baaxee yaa ngi dégg parce que rasul nee na ñi ki gën si nit ñi mooy ki gën si njabootam mu mel ni fi mu wax ki gën si nit ñi mooy ñiy jàng alxuraan di ko jàngale man ta'allama alxuraan wa allamahu mais mu jël même degré la kooku am ki baax si njabootam moo kooku ñoo bokk benn degré ci ay hadis yoo xam ne rasul sallallahu alayhi wa sallam yi na ko mu leer na ñu bëgg tamit leeral balaa ñoo sori ci vidéo yi ay aay yoo xam ne dañ koy foowe te xamuñ lu mu tekki ba xale yu góor dañ koy foowe mais xamuñu xóotin ba am na aaya fu yàlla di wax ni ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa yàlla wax na ko nee na góor ñi ñoo am les hommes ont la tutelle sur les femmes góor ñi ñoo am gëdd ñoo am kàddu ci kaw jigéen ñi loolu dafa am nu ñu ko war a déggee ñu bañ a pervertir suñu xel yi yaa ngi dégg ñu bañ a pervertir suñu xel yi parce que dafa ne bi ma faddalallahu ba'dahum ala ba'din yàlla moo leen jagle ku nekk njëriñ ay faveur kenn ci keneen ku nekk mu defal la faveur bu mu defal ki ci des faveur yooyu war a njëriñ sa morom góor faveur yi la joxe yi la yàlla joxe yëpp pour ngay bégal sa njaboot la jigéen tamit faveur yi la joxe pour nga bégal sa jëkkër la donc mais ñun fii dañu naan voilà góor moo yor gëdd góor moo yor kaddu góor mooy décider même bu dee lu mu décider du noonu allahu akbar on a perverti le sens du verset noonu la ko góor yi dégg ko moom ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa du foofu buñ la nee ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa sa waay am nga responsabilité gis nga yàlla ku mu dénk sa waay am nga problème léegoo fi yonent bi naan kullukum raa'i wa kullukum mas'uulun an raa'iyati kenn ku yéen sàmm la te ku dañ ko laaj lam sàmmaroo woon nga xam ne responsabilité ñëw la lu mel lu toll ni jigéen loo xam ne daanaka ajjana amul dayo bu mu am yow yàlla jox la responsabilité kooku ne la yaa yor yaa am gëdd si yaa am kàddu ci kawam sa waay sas na la sas boo xam ne boo amul dégg rek faussé nga sa vie de kooku dafa firnde yow la yàlla jox doole yow la yàlla jox kàddu yow yaa war a yaatal sa xol yow yaa war a gën a mën a muñ lépp lu ñuy wax jigéen na ko def góor moo ko war a dàq góor moo war a dàq muñ boobu gis say neex góor moo war a dàq gën a yaatu xol boobu gis say neex góor moo war a ëpp yërmande góor loolu yàllaa ko def mu nekk nii lu leer parce que bu ne ak qawwaamuuna ala nisaa rek loolu yëpp teg na ko sa kaw kële am na excuse kii moo ko jël gën ko dooleel gën ko jox kattan gën ko jox xel entre guillemets foofu débat la mais au moins góor moo yor responsabilité bi loolu leer na nañ ci ak qawwaamuuna ala nisaa fa lañ koy déggee mais pas pour non ma benn keñoo maa koy takk genre wax yooyu nga xam ne day briser l'amour dans la famille bu la yàlla joxe ne kilifteef sas na la nee na la na neex parce que aaya yee li ñu wax leer na nañ wa ja'ala baynakum mawaddatan loolu yaa ko war a défendre muy nekk yaa ngi dégg yuriidu bikumullaahu yusra boobu tamit da nga yaay war a tax mu nekk xam ni coono war a fee am mawaddatan war a xam yaay garant bi sa waay ak qawwaamuuna ala nisaa de yaa yor kàddu ci kawam de donc li ci ànd yëpp na nga ko matal loolu dinañ ci def ay vidéo spéciale bu nekk ñu jëm cee waxtaan pour xamal góor waroo yaccaaral góor nga xam ne yow la yàlla def baadu si yow la yàlla def socle bi loolu foo buñ bëggoon leeral aaya bi ñu bañ di ko jëlee ni ko sens ni ko yenn nit di ko jël di ko def seen intérêt pour gën a not jigéen gën a toroxal jigéen te l'islam amul fenn fu ñu toroxale jigéen sunna amul fenn fu ñu toroxale jigéen beneen aaya bu ñu bëgg leeral balaa ñoo dugg suñuy vidéo dëggantaan fi ñu naan góor yi bëgg ko trop boobu bu débat bi tàngal ñu naan waa yàlla neen nisaa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum annaa shi'tum dégg-déggin boobu tamit gars yi ne noo yàlla nee na jabar seen tool la dem leen seen tool lu ngeen ko bëggee allahu akbar tool la yàlla utilisé waxul bu mu waxee tool rek sa waay problème ñëw na sa waay tool du caaxaan de mais góor dañu gisee tool yàlla na jigéen seen tool la vos femmes sont vos épouses vos épouses sont vos labours allez à vos labours comme bon vous semble sa waay seen jabar seen tool la bànneexu leen seen tool maanaam profité leen seen tool nu mu leen neexee tool nag dafa am lu mu laaj
boo ko ci deful du la ko delloo. moo tax jigéen ak xale yàlla daf leen defal benn sirru c'est des réactionnaires c'est pas des actionnaires. lépp lu ñu lépp ay tool lañ tool la loo ci ji rek loolu la lay delloo boo ci jiyee lu baax mu jox la lu baax boo ci jiyee lu bon mu génne lu bon. mais fii nag jigéen nañu sëf lépp jigéen nañu sëf lépp lu doxal lañ ni jigéen mais tool ana responsabilité dem si meññet bi tool bi du moom mooy jékki-jékki génne meññet bu ko neex jëb biñ ci jiw ak toppatoo biñ ko toppatoo mooy tax tool ba génnee lu baax. pourtant aay boobu dafa leer nañ seeni soxna seeni tool lañ sax waaye tool dañ koy protéger tool dañ koy raxas dañ koy débarrasser des mauvaises herbes ñax yi baaxul yi tool dañ koy arroser di ko dundal tool dañ koy toppatoo duñ ko bàyyi noonu rek muy wow tool dañ koy yaatal tool dañ koy rafetal ba ku gis bëgg ko ba bu meññetee ku nekk bëgg meññet bi xoolal garab bu meññet bu neex ñëpp bëgg nañ meññet yi ba bu njaboot yi génne parce que tool mooy sa njaboot fi ngay ji sa semence sa njaboot fa lay génne donc la muy génne yaa ko fay ji. allahu akbar responsabilité góor aay fa ngeen koy déggee mais bu ngeen ko déggee fi leen di gaay di yóbbu du foofu fi leen gaay di yóbbu du foofu de te góor bu nekk war nga xam responsabilité bi ne ci tool bu ñu la jox fexeel ba booy tool ba boo si meññetee meññet bi génn mu baax mu mel ni nga bëgg boo bëggee mu mel ni nga bëgg nag na mel ne à ton image melal yow ni nga war a mel sa tool boo xoolee tool rek di nga xam borom tool ba nu mu mel boo xoolee tool mu wow xamal ne borom daa sàggan boo xoolee mu rafet xamal ne borom naanaan la boo xoolee meññet yi rafet baax xamal ne borom liggéey na tool xarsakum nisaa'ukum xarsakum seeni tool lañ tool nag foo xale bu góor bu ne jàng lan mooy tool tool dañ koy waajal balaa ñu saa ji da nga koy waajal balaa ngaa jël ji bi dugal si tool bi dafa am lu bëri lu mu laaj loolu mooy attitude célibataire gentleman bi war a nekk si xale yu góor yi tey loolu il faut dinañ ci def ay vidéo tamit waxtaan ci bu soobee yàlla loolu mu nekkoon suñu jubluwaay pour leeralal départ bi vision ak philosophie bi ñu am ci sëy que ni amul dara lu metti lépp lu neex la lu yàlla digle la lu ñu war a dund positivement la et que la responsabilité totale du bonheur revient à l'homme loolu mooy suñu base de départ loolu lañ bëggoon séddoo ak yéen tey ngeen xamee ko noonu donc incha allah dimanche prochain ñu def beneen vidéo boo xam ne exclusivement dañu dugg ci benn point ci le bonheur comment le préparer depuis bi nga nekkee célibataire ban attitude ngay am yow góor bi ba mën a préparer sa bopp ci benn vie de couple boo xam ne du la bouleverser parce que changement la maanaam naka ngay changement nag brusque baaxul tëb dugg dugg sa baaxul dañuy wax l'avancement progressif mooy li baax nga si demee ndànk boo si duggee fekk mel na ni xaw nga kaa miin donc célibataire tu as une tenue à avoir da nga am benn comportement ba war a dundee incha allah première vidéo boobu fa lañ koy concentré incha allah rabbi alamin peut-être dimanche prochain ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di feddali kóllëre ñëpp di kontaan si ñëpp ñuy réagir vraiment te yaakaar ne vidéo bi nekk na auteur bon bien vrai que gudd na comme benn la par semaine peut-être on va faire une vidéo de 20 minutes ou bien de 15 minutes ñu ko muñ ci développer tuuti parce que bu fekkee ay vidéo de 5 minutes doo mën a développer incha allah moo tax ñuy may nit ñi temps fii ak dimanche prochain ñu déglu vidéo bi lépp loo xam ne rëcc la ñu bind message avertir ñu lépp loo xam ne neex na leen ñu won na leen ñu won ñu ni neex na leen ñu won ñu ni neex na leen donc loolu mooy jubluwaayu chaîne bi te lépp lu tax a jóg mooy dimbalante wa maa uriidu illa al islah mastatatum ñu ngi jéggalu ñëpp ci kàddu bu am na rëcc di baalu àq ñëpp tamit ci temps bi ñu leen nar a jëlal defar rek moo ñu tax a jóg wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi tahirin ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ki wax ak yéen nag mu ngi tudd Mouhamed Dia